jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéene faram-fàcce ko front bu bees bi Maître Abdoulaye Wade wax ne dafa am yéene taxawal ko ngir jàmmarloo ki nga xam moom moo di njiitu réew Macky Sall jur na ab waxtaan tey ci géew politique bi. Assane Samb di ab taskatu xibaar doo nit ki gëstu ci wàllu politique ne Maître Wade li muy wax ni gëmoo ko ab pression lay def rek kii Macky Sall defal ko lu mu bëgg ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom la ci rotal. ca Matam bëri na ci ay xale yoo xam ne ni seen njàng ba dafay teel a yàqu ndax ñàkkum kayit di juddu ngir fexe nag ba loolu yi dakk ab ndaje mu yaatu amal nañ ko mu dajale kon mboolem acteurs yi nga xam ne nii ñoom ñooy wóoy société civile ngir xool daal naka la ñuy def ba saafara biir problème ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Amadou Issa Kane lu toll ci ñaar fukki ndaw ñëpp fekk baax fële ca Mbéngeen di benn gox bu nekkee foofee ci diwaanu Kébémer ñàkk nañ seen bakkan ci biir géej gile loolu nag jur tiis ak njàqare ci askan wa fay yeewu xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yebal fa ay ndaw ngir ñu masawu leen ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Omar Kayre. Sénégal Guinée Bissau ci ngoonuk tey jële lay doon fële ci stade Lat Dior bu Thiès loolu kon di dugg ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war a amal fële ci Cameroun loolu tam daañu ci dellu siwaat bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. simila ci xibaar yi tàmbale kook wàllu politique front bu bees bi Maître Abdoulaye Wade taxawal ne dafa am yéene ay tax jàmmarloog njiitu réew Macky Sall nañ jàpp ne loolu kon jur na ab waxtaan tey ci géew politique bi lee ku ci mel ni Assane Samb di ab taskatu xibaar doon it koo xam ni dafay gëstu ci wàllu politique moom dafa jàpp ne Maître Abdoulaye Wade loolu yi muy wax gëmu ko ab pression lay def rek ngir Macky Sall defal ko lu mu bëgg Assane Samb ñu teewlu ko ci téléphone Issa Tine. pour ñu am front de l'opposition il faut que yow ñu xam yow ni nga taxawee parce que présidentielle 2019 bu Abdoulaye tam amul position bu claire ci opposition kon Macky Sall bi boo métul day dem deuxième tour Abdoulaye defu ko booba léegi pour ñu def benn communiqué rek problème la peut-être que communiqué bi mooy deuxième communiqué xaw ma troisième communiqué kon ñu ngi noppi gi mooy ñu ngi négocier yooyu moo sotteegul loolu moo tekki attitude bi mu def démb def communiqué pression la rek contre Macky Sall waaw pour négociation yi mën a aboutir mais tekkiwuñu dëgg-dëgg opposition bi day chercher front parce que Abdoulaye bon bu soxlaa positionné ci opposition soxlaawul front moom day taxaw parce que moom rek force la le PDS rek force politique la soxlaawul kenn pour mu mën a yëngal Macky Sall ak benn bokk yaakaar mais defu ko parce que Karim Wade la parce que stratégie Abdoulaye Wade yëpp affaire Karim Wade la réglé cas Karim Wade c'est comme tant que nag cas Karim Wade réglé wul mënuñu wax Abdoulaye Wade day dem opposition wala Abdoulaye Wade day dem waaw fi mu taxaw noonu taxawagul ci opposition fi mu taxaw noonu taxawagul ci majorité présidentielle donc gën a yaanu maanaam te ñuy créer un front de l'opposition parce que bu ñu ko créé woon tamit front boobu moyen de pression rek lay doon contre Macky Sall pour négociation yi nga xam ne médiation yi mu ngi daw. mu ngi wax loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko tàngoo ci kii di Assane Samb ca Matam bari na ci ay xale yoo xam ne ni seen jàng dafay teel a yàqu ndax ñàkkum kayitu juddu ngir nag fexe ba loolu yi dakk am ndaje mu yaatu amal nañ ko mu dajaloon acteurs yi nga xam ne yëngatu ci société civile kilifa yi nguur ba ci chef de village yi ngir xoolaal pexe ak yoon yi ñu war a mën a jaar ba jéem a saafara problème yu ni mel dañuy dem ci diwaanu Matam fekk fa Amadou Issa Kane. utum kayit juddu doon lu jafe fii ci diwaan bu Matam ba nguur gi mën laa ràññee loolu nag nekk na loo xamante ni xale yi pour ñu am extrait de naissance fii ci diwaan bu Matam day jafe loolu rawati nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy élèves yi maanaam ndongo yi war a def seen examen te duñ ko mën a def ndax ñàkk kayitu juddu Aboubacry Ndaw moom directeur école bu Ourossogui 2 la mu ngi ci indi ay waxtaan. problème extrait moom problème bu jafe la chaque année pratiquement dañ koy am quoi dañ koy gis. dañuy gis sax fii ci surtout fii nii à Matam man fi ma nekk nii Ourossogui problème bi garaawul noonu dinañu am ay quelques 2 à 3 élèves mais pratiquement majorité bi yëpp ñu ko am mais bu ñu demee te dans le monde rural dans les villages dañuy fekk ne foofu moom moo gën a jafe. rax si dolli Aboubacry Ndaw daal di ne ko fu mu toll nii kay boo gisee Ourossogui ak Matam problème kayit juddu du xaw a posé wu boo demee nekk ci monde rural bi dëkk dëkkaan yi nekk ci gën a rukkee ci diwaan bu Matam foofu la jafe-jafe yi gën a bëri. day ngay gis ay élèves yi nga xam ne da ngay dem ba presque 1 semaine ou 2 semaines avant l'examen fekk amuñu kii dañu leen di defal audience spéciale donc loolu moom jafe-jafe bi nga xam ne dañ koy dund ce qui fait que atelier bu mel nii atelier bu am solo la.
jafe-jafe yooyu nag ci wàllu état civil ñu doon ko waxtaane ginnaaw nag bi Seydi Gassama jiite Amnesty International ñëwoon fii ci diwaan bu Matam nee na kay état civil nekk na loo xamante ni lu am solo la ndaxte ñetti mbir la wundu. benn bi mooy sa doom juddu nga déclaré ko ñaareel bi mooy yàlla xéewul la nga am soxna nga déclaré sa mariage ñetteel bi mooy sa mbokk génn àdduna nga dem déclaré pour ñu xam ne génn àdduna. ndaje bi nag daal di ko teewee ñoom ñooy jàngalekat yi ak ñi bokk ci société civile ak ñi di béykat yi ci teewaayu nag préfet bu département Matam mu nekkoon Amadou Issa Kane fii ci Matam rajo Télévision Walfadjri. jaajëf Amadou Issa Kane ñu ngi lay sant di la gërëm lu ci tolloog ñaar fukki ndaw ñëpp fekk baax ca gox bi ñu naan Mbéngeen di benn gox boo xam nga nekk fu la ci diwaan Kébémer ñàkk nañ seen bakkan ci biir géej gilee loolu nag jur tiis ak njàqare ci askan wi fay yeewoo xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yebal fa ay ab délégation ki ko jiite nag di Serigne Bara Lahad Mbacké ci ay kàddo mu ngi woon ndaw ñi ci ak dal jiital seen xel te bañ yàkkamti ndax yàkkamti ak gaawtu fu ñu amee doom rëccu am ci yool dañuy dem ca diwaanu Kébémer fekk fa Omar Kayre. digganteem ak Kébémer toll ci juróom-ñaari kilomètre dëkk bii di Mbéngeen fare ci commune bu Colom Fall di jooy ba léegi seen doom yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ndox mi mu di ay ndaw yoo xamante ni toll nan ci lu mu néew ñaar fukk duggoon ci gaal yi ngir bëgg a dem Europe waaye yoon woowu musiba la mujjee doon ci ñoom waa dëkk ba nag ba léegi tiis ak njàqare la ñu am terewul imam bi di xamle ne lépp ñoom ñoo ngi ko teg ci loxoy seen borom. metti na tiis na waaye fii ay jullit fi nekk te jullit Sëñ Tuubaa ñoo fi nekk kër gu nekk am na bakkan bu fa bokk bu fa nekk wala ku ko jege. waaye nit mosu fi ni ngeqi mbaa mu wax fi wala mu jooy wala mu yëkkati fi genn kàddu loolu ab taalibe ak yar. ñi dëkk Mbéngeen te ñàkk seen bakkan ci géej gi ndax mbëkk mi bari lool ba waral Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides yónni Serigne Bara Lahad Mbacké ngir mu ñëw jaale si leen waaye jaale waale bépp sénégalais boo xamante ni rek doomam wala jege ñaaleem des na ci ndox mi. wax ji sëriñ bi wax moom doy na sëkk ak ñaan. ndax ne yàlla mi leen teg nattu bii lu mu jële fi barab lam fay wuutu moo gën fuuf la fa jóge ci njaal moomu kilifa diine gi daal dina fay jaare woo ndaw ñi ñu ànd ak dal te bañ a dem dugg ci gaal gi ngir tukki ñi fi daan jóge di dem ba lii dal leen bëgg a faj gàcce doo nga ko waraloon bëgg a dimbali seeni waajur yor leen rek ko waraloon waaye nag jom lu mu rëy rëy na ko am xel jiitu lal ko ndax ndaw di borom karaw gu ñuul ñàkkagul dara jërul yàkkamti. Serigne Bara Lahad la leen li mu xamle moo di xew-xewu mbëkk mi bokk na ci li ko jur ñàkk dimbalante gi nga xam ne moo nekk ci société bi. xataraayu bépp dend ak nit muy faj gàcce di sam nawle nga bëgg koo faj te mënoo ko moo waral lii te su fekkonte woon ni dimbalante ni ko yàlla santaane Serigne Touba waxe ko ne noo ngi koy def. loolu du am ku wuti ba ñëw ba indi dara yamale ca ñëpp koo war a jàppale ko lii du am. ci tund wi nag du Mbéngeen rek la ay doomam des ci géej gi ndax dëkk yu mel ni Tawféex Lëndëmaan Njawar Lum ak Xandala ñoom tamit am nañ ci seeni doom ñu des ci ndox mi ndem sax xamaguñu lim bi yépp ñaata la lu mu néew fanweeri doomu aadama te dëkk ci tund woowu ñàkk nañ seen bakkan ci ndox mi gannaaw ba nu jëlee gaal ngir bëgg a dem Europe. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm gannaaw bañ leen dàqee boobaak léegi mu toll daanaka ci fukki at liggéeykat yi nekkoon fu la ci Biscuiterie wex bi ak ca Astral di ña ngay wéy di réclamer seen ak seen yelleef dem nañ ci yoon ba yot ate jox leen dëgg waaye seen yaati gi dañoo lànk ni duñu leen fay seen i droit loolu lañ wax ne duñu ko bàyyi mu jàll dañoo fas yéene lëkkaloog mouvement Frappe Dégageur ngir xeex injustice bi ñuy dund Moussa Sène lui fay reportage. ci ab janoog taskatu xibaar yi ñii di ex-travailleur yu fare ca wex be ñoom nag lu leen métti mooy niñ leen licencié ca atub 2010 ba léegi France daal di xëdem Souleymane Diallo. 2010 ba tey ñun les travailleurs de Biscuiterie wex be sunu patron dàquñu ci anarchie tooñ ñu ànd ak comploté ñu ci lan ci heure de travail yeeg yu kenn xamul léegi dossier bi dem na tribunal boobu ba léegi ñu ngi ciy daw di dem te effectivement bi ñuy génn waxoon nañu carrément que yéen a ngi dem dinaa leen won xaalis laa yor tribunal bi xaalis moo fay dox. naqar gi ñu nemmeeku ci ex-travailleur yu fare ca wex be moom moo dal ñii di ex-travailleur yu Astral di ñoom nag dañ leen xañ seen àq ak yelleef. ñun dañu am problème
problème bi mooy lan mais naka ngay mun a jëlee ay doomu Sénégal ñu liggéey ci biir Sénégal ci développement Sénégal liggéey ba pare war a jot seeni droit nga xañ leen ko ñu jaar tribunal Ziguinchor gagné ko Kolda ñu gagné ko ñëw Dakar la même chose ba léegi mënuloo am benn loo xam ne dinañ nga mën a sax ne la lii la. FRAPP dégg mbébét bi nga xamante ni ñii di ex-travailleurs yi Astraldi ak waa WFB wax nañ ko ba tax Guy Marius Sagna di ci àddu di dut baaraamu tuuma autorité yi te wax fu ñu jëm du neex. waaw toog rongañu liggéeykat yi di siim cere Remo WFB rongañu liggéeykat yi di siim cere groupe Astraldi. Nous interpellons l'État du Sénégal. Comment pouvez-vous laisser un Italien mépriser le droit sénégalais, les décisions de justice sénégalaises? Nous interpellons l'État d'Italie qui a son ambassade ici. xeex bi nag du yomb bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna ni rek syndicaliste yi mën nañ leen tudde rek syndicaliste ndax duñu faale mukk ak yelleefu seen militant yi ci saa suñu amee jafe-jafe. jaajëf Moussa Sène ñu ngi lay sant di la gërëm ëllëg ci alxames ji ci la école yi di ubbi seen buntu ca CM bu Grand Yoff donte le sax amuñu benn benn jafe-jafe ci wàllu cet ndax li ci waroon yëpp def nañ ko waaye amuñu benn jumtukaay ngir mën a xeex ak mbas mi di Covid-19 wutelool ak école élémentaire Kalidou Sy foofii lépp yemb na ëllëg daal la ñuy xaar ngir mën a tijji seen i buntu xooxaan donc Ibou Guèye doxantu ji woon nañu fa ñu teew leen ci reportage. gannaaw bu ay waxtu rekk desee laataay ndongo yi di amal seen ubbi tey école ci alxemes ji yemook fukki fan ak ñaar ci weerub novembre CM Grand Yoff ba léegi jotagul ci nguurub Sénégal ay jumtuwaay ngir mën a fegu ci mbas mi di coronavirus donte sax bale nañ ba noppi seenib école. comme ni nga ko gisee rek xam nga école moom buy soog a ubbi moom du ñàkk ay jafe-jafe mais li ci am solo mooy que ne li ñu waroon a def te njëkki ko lépp def nañ ko. léegi nag par rapport ak feebar bi ñuy wax am na réunion boo xam ne nag dañu war a dem foofu toog ak inspecteur bi waxtaan ci ak moom ALIEF ou ALIA oui du yàgg fii ak suba wala dans 48 heures rek war nañ fa dem toog ak ñoom parce que wax nañ ñu ko déjà parce que ñoom aussi ci kaw def nañ li ñu war a def lépp jël nañ matuwaay le matériel est sur place dañuy dem rek jël indi bu xale yi ñëwee nag ñu encadrer leen. ci beneen école bu soreewul ak CM Grand Yoff di école élémentaire Kalidou Sy kii di Moussa Sy doon adjoint ou directrice ci école ba di xamle ni lépp yemb na ngir rek ñu mën a amal ab ubbite bu mucc ayib. dispositif bi fi amoon si bu ñuy reprendre si biir le 25 juin passé donc dispositif sanitaire yi ñu fi defoon mooy masque yi ak dispositif de lavage bi ak gel hydroalcoolique lépp mu ngi fi woon waaw am na lu desoon mais heureusement aussi mairie Grand Yoff am na tamit lu mu indi. nettoyage aussi suñu gardien de l'école bi aussi avec la mairie bi aussi bu yónnee ay ndaw ñuy jàppale ko si mu toll nii école bi yëpp vraiment nettoyé nañ ko fleurs yi taillé nañ ko classe yi raxas nañ ko table banc yëpp aménagé nañ ko mu toll nii daal ñuy xaar élèves bi vraiment ñuy tijj si jàmm. Moussa Sy di xamle itam ni bu dee ci ñoom la aju rek lépp jàppandi na ngir rek ñu mën a amal ubbi tey jàng tey. il faut ñuy sóoraal tamit conjoncture bi ak parents d'élèves ak yooyu noonu mais vraiment ñun à notre niveau vraiment on est fin prêt pour ñu commencer enseignement apprentissage yi. donte sax am na ay yenn école yu jotagul seeni jumtuwaay ngir mën a fegu ci coronavirus bi waaye njiital école yile di Kalidou Sy ak CM Grand Yoff fas yéene nañ taxaw temb def seen kéemtulaay kàttan ngir rekk aar bu baax ndongo yi ak jàngalekat yi ci mbas mi di Covid-19. ngir taxawu xale yi rawatina waajur yi ba duñu am benn jafe-jafe ci ubbiteg l'école bi lee Abdou Ndiaye fekk baax ca dëkk bi ñu naan Mabo jël na ay fourniture daal di koy séddale mboolem élèves ya nekkee ca gox boobulee dañuy dem ca Mabo fekk fa Alassane Ba. lu toll ci juróom-ñaari téeméer ndongo yi jànge ci commune bu Mabo amee cahier bic ardoise crayon couleur lépp lu muy àndal ki jëf li ni mel moom mooy Abdou Ndiaye di kenn ci groupe Fayital Mabo ne lim ci njëkk a jublu gannaaw delloo njukkal fi mu jànge mooy dimbali waajuru ndongo yi ci ubbiteeg l'école bi. boo xoolee ubbite école yi déjà parents d'élèves li ñu war a def moom mooy dinañ inscrire seen doom yi dinañ jëndal fourniture mais aussi dinañ leen jëndal ay yére te boo xoolee ku fi am benn wala ñaar wala ñetti doom day doon lu métti ci ñoom
donc ñun luñ si mën a def bi nga xam ne dinañ jàppale parents d'élèves parce que ñoom am na ñu bëri ñoo xam ne localité bi ñu nekk seen loxo jotul seen ginnaaw dañ si def lu ñu man pour que am benn charge boo xam ne ñun ñoo leen koy jëlal. mais aussi tamit tey si journée tey bi dañ si développé benn thème bu intéressant bu ñuy wax la culture de l'excellence te c'est ma modeste personne moom lañ jël ñu jël thème boobu tourné ko si man tey dina ma tax ma gën a góorgóorlu jàppale parents yëpp jàppale xale yëpp pour que ñoom vraiment ñu atteindre fi nga xam ne le plus haut niveau. Ousseynou Ba di inspecteur ba mu jëlee kàddu gi ne lii lay lu am solo la ndax day firndeel dellusiwaat dimbali fa nga soqeeku woon waaye itamit dimbali ndaw yi ñu ubbi tey jàng tey. Par ce geste monsieur Ndiaye l'État du Sénégal les autorités académiques les autorités scolaires ñëpp ñoo ngi lay gërëm di la sant si geste bi aussi dafa mandarga ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy dafa nekk retour au royaume d'enfance amoon na slogan bu état bi joxoon il y a 3 ans pour wax ni képp ku nekk fa nga jàng ji woon delloo fa nga sargal école ba nga jàngoon donc monsieur Ndiaye yaa ngi jëmmal lu mel noonu. par ce geste aussi deuxième et troisième élément moom mooy yaa ngi firndaal li nga xam ni moom la président de la république gën a wax muy ministère de l'éducation mooy ubbi tey jàng tey. ba tey moom Abdou Ndiaye ñëwaat di wax ni mbir mi boo gisee mu def ko ñaax doomi Mabo ñu jëfee li ni mel ngir seen i rakk ak seen i jaboot mun a am njàng bu mucc ayib. le but principal même de cette cérémonie c'est ça. lii tamit bokk na ci lu tax ñu def ko ngir yeneen doomu Mabo yi tamit jëfee lu ni mel bu ko defee fu ñu bëgg suñu rakk yi àgg si njàng ba mën a antu. collaborer avec Abdou Ndiaye pour qu'on puisse relever d'autres défis dans le futur. ñetti téeméer ak juróom fukk élèves yu bokk ci élémentaire bi ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñu bokk ci franco arabe bi ak ñëpp ñu am ay moyens yu baax ak cas social ci lycée beeg CM bi la ñu jagleel fourniture scolaire yooyu Mabo Alhassane Ba Walfadjri. jaajëf Alhassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm dalal soxna Aïssa Diakhaté ci xibaaru bitim réew yi. xibaari biti réew yi dañu koy dooreek Côte d'Ivoire mi daal di xëyeek fitna ñetti fan yu tegaloo ca diwaanu Mbato jàpp Morono askan wa sax dañuy mujjee tëj seenu kër ngir ragal a dégg ay sox bali fetal yuy soxki jëmale ca ñoom manifestation ya nag mu nga jëpp gannaaw élection présidentielle ya Alassane Ouattara jël raw gàddu gi te ba tey ñenn ca nanguwuñu affrontement yi nag mujjee sax yegg ba ca ay waaso ndax communauté Agni ak Malinké yi ñëw doo mujjee xeex ba ñetti doomi aadama ñàkk seenu bakken ci saa si ñaar fukk ak juróom-benn jëli ci ay gaañu-gaañu yu metti buñ ca toftalee bilan boobulee ca diwaanu Daoukro fief bu Henri Konan Bédié foofu tamit talaata préfecture ba àdduna li juróom-benn doomi aadama ñàkk nañ ci seenu bakken kenn ci sax dañu ko rendi xatit ñeneen ñi ñu lakk leen ba ñu doon dóoma lu ëpp ci fukk ci ay doomi aadama jële ci gaañu-gaañu yu metti Arabie Saoudite ab cong la ñu daal di amal cap armeer boo xam ne mu nga nekk ca Jidda doomi aadama yu bëri jële ci ay gaañu-gaañu yu metti ñi xam ne nag cong boobule mu ngi am ci bëccëg bi nga xam ne dañu doon màggal lii di armistice yemoo fukki fan ak benn ci weeru novembre ati 1918 cérémonie boobu nga xam ne nag at bu njëpp dañu koy def ngir rek daal di màggal bés bi nga xamante ni moom mu doon jeexal première guerre mondiale bés boobu nag la ñu daal di jël ngir amal cong gi ñi nga xam ne sax ñoom ñoo di consulat bu France ca Arabie Saoudite jàpp ne cong boobule dañu ko rek daal di ciblé waaye di koy naqarlu ci communiqué bi nga xam ne ministère français des affaires étrangères moo ko daal di biral. États-Unis diggante Joe Biden ak Donald Trump ba tey pënd ba wureegul ci jamono joo xamante ne ni Joe Biden jël na raw gàddu gi ba ñu koy félicité fépp ci àdduna bi Donald Trump nag mu nga ngoy ci nguur gi ba tey te nangu ne mësta ñàkk yile élection jamono jooju la sax ay naataangoom ñu doon liggéeyandool ku ci mel ni secrétaire d'État ba woon di Mike Pompeo bëgg rek door xeex bi jëmale ko ci wàllub yoon Joe Biden nag daal dinaa xamle ni ki démb ni ñàkk a nangu gi mu ñàkk a nangu ab defetam moom Donald Trump mën na ko indil gàllankoor ci wàllu politique am ci ëllëg waaye di xamle ne du ko teree door liggéeyam bi nga xamante ne nii daanaka ci xayma mën na ko fësal ci fàttali nag ay njiitu réew yu bëri woo nañu ki lee di Joe Biden daal di koy félicité mën nañ cee cité kenn ku ci mel ni Recep Tayyip Erdogan nga xamante ne nii moom ay rapport yu am solo la sekkoon ak Donald Trump bañ ca noppee jot na ki nga xam ne nii moom moo di Emmanuel Macron di njiitu réew bu France premier ministre britannique bi lee di Boris Johnson woo na ko itamit félicité ko chancelière allemande bi di Angela Merkel ak premier ministre irlandais di Michael Martin.
Hong Kong lañu koy jeexalee foofule nag député ya faree ca pro démocratie te bokkes ci opposition bi ñoo daal di tekkendoo seen nombal tànk ñuy xamle nag loolee ñu àddu woon jëfee nañu ko ndax dañoo waxoon ne su fekkente ne parlement bi bëgg na adopté ab résolution buy mën a may autorité locale yi képp ku ñu bëgg a disqualifié ñu disqualifié la dinañu daal tekki seen nombal tànk loolee nag daan nañu koy biral bëccëgub tey gannaaw bu ñu jógee ca parlement ba jamono. di jégalu kon rek ci dog-dog boobule kon ci foofu la ci la ñuy tàbbis ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi tàmbale ko ak jongante gi nga xam ni daanaka ay waxtu yu néew moo ci des mu dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau loolu yi ma ngi amee fu lay ci stade Lat Dior bu Thiès bu ñeenti waxtu jotee loolu yi tamit di dugg ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war a amal fu lay ci Cameroun ci atum 2022 bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé muy tàggat suñu gaynde yi ma ngay rek ñaawlu bu baax a baax cascade de blessures yi nga xam ne meeku na ci équipe bi waaye terewul nag la nga xam moom fi des daal am na yaakaar ci ñoom ne match bi incha allah rabbi Sénégal mën na ci génn ñu déglu ko moom Aliou Cissé. jongante bi nga xam ne moom la ñu nar a amal am na solo lool ndaxte ñun ñëpp xam nañu ne bu ñu gañee ñaari match yi dina war a mën a tax ñu qualifié niñ ko préparé nag bi ñu wanee liste bi mooy li ma waxoon rek niñ préparé woon Coupe d'Afrique yi ñu weesu noonu rek lañ koy amalewaat. match bi doon na match bu am solo lool te faaw itam ñu waajal ko bu baax a baax waaye nag wóolu nañu itam ndaw ñi nga xam ne ñoom la ñu jël bu ñu xoolee nag daanaka période bi moo ko laaj ndax gis nañu ne liste bi ñu njëkkoon a fësal 20 gaynde ak juróom ñoo ci waroon a nekk waaye nag bëri na ci ñoo xam ne dañoo am ay blessure ñoo xam ne itam dañoo feebar Covid 19 bi moo leen jàppoon comme ni ma koy waxee saa su nekk réewum Sénégal moo ñor ñëpp donte nag ñi ngi xalaat bu baax di ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo feebar jamono ji ngeen ñu wér ak jàmm sunu xel mi ngi ci ñoom waaye nag jamono ji daal ñi nga xam ne ñoom la ñu sélectionné rek ñoom ñoo war a def fulla ak fayda wane itam lan moo waral ñu ñëw ci équipe bi waaye itam fexe ba mën leen a jàppale bu baax a baax ngir ñu jël ndam li ñi ñi taseel nag adversaire la ñu nga xam ne itam ñu jar a bàyyi xel ndax duñu équipe bu ndaw boo xoolee qualifié nañ ci Coupe d'Afrique 2017 ak 2019 bi yëpp loolu rek war na mën a wane ne ñoom am réew lañu boo xam ne itam saa su nekk ñi ngi gën di développé kon du ñoo xam ne da ngay ñëw rek dox ci seen kaw dem. ces deux rencontres là. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci Aliou Cissé ay kàddam kii di Issa Tine moo ko doon tekki ci wolof ñu des ba tey ci match boobule bu ñu sukkandikoo ci kii di Abdou Karim Mané moom dafa jàpp ne suñu gaynde waruñoo xeeb équipe bi di Guinée Bissau ndax mën nañ ko xeeb daal mu bett leen ñu déglu ko moom Abdou Karim Mané ci téléphone soxna Ndeye Fatou Diouf. match bu am solo la ci ñaari dëkk yëpp ndaxte football damay wax ne mënul amul ci football loolu la ñëpp war a demee tànk la ñu war a demee bañ a xeeb adversaire surtout Guinée Bissau bi nga xamante ne bii quand même dëkk football la te mu ngi def ay jéego yu mag waaye nekk na daje boo xamante ne bii Sénégal ni mu sol jot na ko sëkk maanaam col bi nga xam ne moom la taxawee ci Afrique nekk numéro 1 boobu ba léegi moo war a tax mu nekk match boo xamante ne bii daf ko war a régler fii ci dëkk bi ndaxte it malgré que am nañu ay absence maanaam ñu bari ñoo xam dañu gaañu ñu waroon nekk tey te def ñu fi teewul aussi ñi nga xam ne ñu la ñu woo pour ñu mën leen a wuutu ñooñu am nañu ay qualité yoo xamante ne dinañu war a mën permettre pour Sénégal daan Guinée Bissau waaw ndaxte xale yooyu xam ne ñoom ñoo nekk ci U20 yi te ñu woo leen ñu nekk fi xale yu xarañ lañu te it xam naa ne am nañu ay possibilité ay mën-mën yoo xamante ne bi buñ ko indee Sénégal dina mën a daan Guinée Bissau te su boobaa dafay daal di nekk beneen gis-gis ci Aliou Cissé pour yeneen ndaje yi nga xam ne moom la ñu war a xool ci kanam. donc daal jàpp nañ ni Sénégal dafa war a gagner impérativement. waaw Sénégal dafa war a gagner impérativement ndaxte mbubb mu sol la mooy leader en Afrique te it boobu ba léegi dañuy teew ci compétition yi nga xam ne ñoo suñu kanam après nag dañoo bëri nag ay joueurs yoo xam ne ni des joueurs de valeur yoo xamante ni mën nañu permettre quand même ñu am ndam ci Guinée Bissau bien vrai que nag du yomb dina métti waaye quand même am nañu yaakaar ne Sénégal dina am ndam ci équipe. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Karim Mané kon dañ jàpp ne match boobule mu ngi am bu ñeenti waxtu jotee fële ci stade Lat Dior bu Thiès daa ngeen ko mën a suivre en direct ci Walf FM ci 99.0 ak suñu naataangoo ñu nekkal ca stade bu Lat Dior bu Thiès bon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbis ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi kii ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëye tey géew politique bi Walf Quotidien xëy taxaw ci ànd njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck mi ñu ne sànk nañu bëri rawatina ñu jot a woteel njiitu réew mi Macky Sall te seen tuuñu woon àndam ak Idrissa Seck Walf Quotidien ne bile doxalin sànk na itamit ñi woteel Idrissa Seck te seen tuuñu woon tey mu fekki njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien ne moom Idrissa Seck ndëgër lay doon ci njiitu réew mi Macky Sall ngir mu mun a sottil ay pexeem yéenekaay bi di critique ne front de l'opposition moom la njiitu réew ma woon di Maître Abdoulaye Wade tàmbalee taxawal gannaaw bu mu ñaawloo
ñaawloo li xew ci gouvernement bi rawatina kilifteefu Antoine Diome ma ñu jox ministère gi yor wàllu kaaraange bi réew mi maître Abdoulaye Wade ne dafa yenuwul maanaa dafa jaaduwul ndax Antoine Félix Diome mile mostate de njaaxaanaay ci wàllub yoon ne dossier yu bari jaar na ci ay loxoom te def caa jeng waa PDS ne noonee la fas yéene doxalee ci ministère gi yor wàllu kaaraange bi réew mi ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéene kabi di Direct News moom maître Abdoulaye Wade mi xam ne bari na ci ay coalition yi fi ne dara taxuleen a jóg lu dul seen intérêt dong waaye du soxlay askan wi maître Abdoulaye Wade ne yooyu le coalition politique moo ca laxasu fa la ñu amalee seen waxaale te askan wi duñu yëg ana na mu gisee dialogue national bi fi woon Abdoulaye Wade ne loolee naxe mbaay la deful lenn lu dul mandargal diilu politique maanaam waxaale ba juboo gi dox ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck réew mi quotidien ne waxaale ga ñu daan dégg ca marché ba diggante jaaykat ak client léegi tuxusi na ci géew politique bi gaa yaa ngay waxaale ña ngay négocier bu ñu sukkandiko ci waa PDS daal di xam ne li xew ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck du lenn lu dul ñu sam seen njaay waxaale ba juboo leneen ci ay xibaar te tukkee ci waa PDS saay bu demee ba munta am troisième mandat Idrissa Seck la fas yéene jiital ci biir yéene kabidi li quotidien waa PDS jot nañ koo déggal ne diggante Macky ak Idi pexe ya ca lalu du lenn lu dul bëgg a jémmal troisième mandat fexe ba njiitu réew mi Macky Sall faluwaat ci boppu réew mi PDS ne doonul lu askan wi di seetaan ne lu wér te wóor mooy buñ ca yeggee daañu jël seen matuwaay yéene kabidi l'Observateur ne jëlee nañ ko yàggut ci boppu conseil économique et social et environnemental moom Aminata Touré mi tàmbale dànkaafu ña koy song ci wàllu politique yéene kabine moom Aminata Touré wax waratu ko démboom dab na ko maanaam loo góob moom ngay gar l'Observateur di ñu fàttali ne moom Mimi Touré ay dossiers yu bari jaar nañ ci moom bokk na ci dossier Karim Wade Khalifa Sall ak yeneen am ñamu doon topp ci alal gu lewul ak moomeel gu lewul l'Observateur ne moom Mimi ay pexeem yawoon démb mun na ko gàllankoor tey maanaam bul bi mun naa tourner ci moom Nafi Diallo bu PDS gis ne Aminata Touré mile wax a ko dese ñaxtoo ko dese xamutoon benn yoon ne àddina day dox te lu ne mun naa xew ci géew politique bi Nafi Diallo ne Mimi Touré mun naa weet ak xeexam ndax du am ku ko sotle la mu yoroon démb yoratu ko yéene cabinet enquête xëy duñu enquêtal dialogue national bi fi jaaroon yéene cabinet ci paccaxoo la mujjee ndax lu ko dalee ci weeru mars gi ñu weesu liggéey ba tagatembe la def enquête ne ci weeru novembre gi ñu ne ci fukki fan ak ñaar ca la décret ba jëmmaloon dialogue national bi war a jeex yéene cabinet am jaaxle lool ci tekk-tekkaaralu Famara Ibrahima Sagna booba léegi kenn déggatu ko mu wax Sadikh Niass bu rado am ci jaaxle lool ci li xew ci bile dialogue national ne na mu jeexee rafetul ndax doonu toon lu askan wi doon xaar yéene cabinet sursaane tey ma limal leen ña doon xaxar doon dingat doon yekk lu mel ne xamee njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram yéene cabinet ñooñee tey ñoo koy xalamal ña nga ca wetam ku mel ni maître Ousmane Ngom amul la mu waxul njiitu réew mi Macky Sall te tey ma nga ca wetam Samuel Sarr naka noonu ba ci maître Aïssata Tall Sall lu ne wax na ko njiitu réew mi Macky Sall yéene cabinet Oser l'avenir ga mu taxawal jombul tey dina ko tuddee Oser Benno Bokk Yaakaar sursaane ba ci Omar Sarr amul lu mu waxul njiitu réew mi Macky Sall tey ma nga ca wetam maître El Hadji Amadou Sall wax noppi fu ne dëkkal na fa njiitu réew mi Macky Sall tey ma nga ca wetam sursaane ba ci Idrissa Seck ak lu mu fi waxoon yëpp tey ma nga ca waawu njiitu réew mi Macky Sall yéene cabinet sursa xëy jox kàddu Ibrahima Dieng di historien géopolitique gis ne bari na ci ñi ne ci kujje politique bi gëmuñu seen bopp seen poste donc la ñu gëm yéene cabinet l'évidence ne ci jamono joo xamante ne immigration clandestine bi tar na lool ci mim réew waaye silence rajo moo am ca pale ba ndax njiitu réew mi Macky Sall la ko soxal bokk na ci yaatal gouvernement am l'évidence ne ba fàtte sax soxlay askan wi ndax ñu bari ci ndawu Sénégal seen bakkan a ngi rot ci biir géej gi l'évidence ne politique bi nguur gi waroon a jëmmal ngir taxawu ndaw ñi ci wàllum xëy def ca laaj ne ana ANPEJ gi mu fi taxawal ana DER gi mu fi taxawal ana Prodac gi mu fi taxawal ak yeneen yéene cabinet Espagne tàmbale naa fees dell ba ña ngay delloosi ñu bari ña fa jot a dugg jaare ko ci gaalu looco yi yéene cabinet l'évidence ne li Sénégal faatule ci biir ndox mi moo raw fuuf li fi coronavirus faat yéene cabinet Le Témoin xëy seede ne tey ma wax leen li waral tey immigration clandestine bi gën fee tar bokk na ci ñàkk gu tar gi askan wi di dund njaboot yaa ngi tas ndax ñàkkum xëy ñu bari ci askan wi añak reer ak ndékki jafe leen lool ca banlieue ba ndaw ña gis ñu lenn lu dul dem ca bitim réew ak lu muy sori ak fu ñu mun a jaar ak pexe ya ñu mun a lal Le Témoin ne ñàkk gu metti daanaka moom la région yu bari di dund ndaw ñu bari bu weesoo baraada bi ña nga ca dawalum moto Jakarta professeur Maysa Babou di économiste xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom jàpp ne lu yóbbee Sénégal yile jafe-jafe bokk na ci ñàkkum secteur industriel bu doy goo xamante ne ñu bari mun nañ ca am xëy maître Maysa Babou ne moom lañ fi gisul libération ne dootul giseek doomam ba faw boroom kër gi di Mamadou Lamine Faye ma jël doomam gu toll ci fukkaat ak ñeent yépp ko ci gaaluloo cey ngir mu dem ca Espagne yéene cabinet xale ba di Doudou Faye ca biir gaal gala faatoo ñu fab ko sànni ci géej yéene cabinet Tribune ne talaata démb doon na talaata gu tiis lool ndax ay bakkan rot nañ ci yéene cabinet fii ci terrain xaar yàlla ñaari gune ñoo fa faatu ci anam yu métte métti gannaaw ay poto courant yañ fa jaloon te daanu seen kaw am ku ca jëlee gaañu-gaañu yu métti ba ma nga ca hôpital bu dee ca tefes bu Soumbédioune géej ga goxi na fab néew am gaal gu suux ca Podor ba lu toll ci ñetti doomi aadama réer ca Tribune ne talaata ji ñu bari ñaxtu ci Ndakaaru ndax ñàkkum ndox mu tar yéene cabinet Le Soleil ne
démb la woon bëccëg gu ñu jagleel forces armées jot nañ leen a delloo njukkal sargal leen njiit réew mi Macky Sall wone yéeneem gu yaatu ci armée bi mi mu ne béy nañ fi waar wu yaatu mu askan wi rafetlu njiit réew mi Macky Sall ne daañu dooleel gendarmerie nationale ci fànn yu bëri yéene kaabi di las ne waa forces armées jot nañ leen a ràññee ci liggéey bu yaatu ga ñu def ci xeexum coronavirus bi yéene kaabi di stade ne du doon xeex waaye match derby lay doon ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau yéene kaabi di stade ne équipe nationale gagné dong moo ko war ci bile match lu ko mooy askan wi mun nañu am jiixi jaaxa dem ba dootuñu am xel mu dal ci bile équipe nationale may laaj tey ndax daañu dalal xel yem déet xanaa ñu bakkaat leen gaynde njaay mbara wàcc ngir may leen xadar. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi lii moo doonoon li furuse woon ci wàllu xibaar ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne mu fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba léegi li ñuy def rek mooy jëlaat kaddu gi delloowaat ko Pierre Edouard Faye su ko defee mu dikkee ak yéen ci ganu kër gi tey jii nag mi ngi ci dalal Mamour Cissé mi njiital PSD jant bi bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yendoog jàmm